Mame Abdou Aziz Sy Dabakh génnoon àdduna ni ki tey ci atum 1997 ñu koy fàttaliku professeur Mbaye Thiam boo seetaanee élément bi lan nga yëg ak lan nga ñu mën a wax ci suñu Mame Dabakh. xanaa alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla heureusement élément bi guddul bi mu gaañoo ba tey laa ko mës a seetaan télé lu ma jafe la musuma koo nangu bi mu ko njëkkee def damaa xëm sotti ma ndox ma yeewu waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin Moulay Abdou Aziz Dabakh damay wax toujours ne c'est une synthèse de valeur Dabakh ji ñu koy woowee wala fi defee ne dafay signifier nit ku baax la jóge ci baatu baax ci wolof am na cosaan lu wér nag lu firnde kere bi ñuy annoncé way juróom bu tedd ba Cheikh Seydi Hadji Malick ne maam Safiatou Niang am na doom ju góor dañ koo fekk mu téye benn téere di ci jàng depuis quelques jours di ko toj téere bi mi ngi tudd Ibris ki ko bindoon dana borom xam-xam bu mag la woon ci islam ak ci xadara Cheikh Ahmed Tidiane tudd Abdou Aziz Dabakh ñu di ko dakkantele Dabakh c'est un mot arabe mooy signifier tanner les peaux di soo reyee nag wala xar jël der bi taane ko ba mu nooy ba nga xam ne liñ ci bëgg di nga ko am bi ñu ko waxee maam Cheikh Seydi Hadji Malick ne ko Safiatou am na doom ju góor mu ne alhamdulilahi rabbil alamin dama koy tuddee borom Ibris mi Abdou Aziz ndax bu màggee ni turandoo di noote der yi ba ñu nooy mu di ko noote xol yi ba ñu nooy di ko noote xolu nit ñi ba ñu nooy loolu war na am firnde ndax néew na ci réew mi ku dégg Sëriñ Abdou te sa xol yëgul dara man amoon naa benn xarit boo xam ne il fut international de handball nekkoon gardien de l'équipe nationale de handball du Sénégal pendant des années di portugaise bu juddoo fii ci biir Dakar mais daf daan wax ne bu àllaaxira du ma nangu kenn ñu natt sa cofeel ci ab Alaaji Abdu nga jiitu ku mu jur ak ku mu jurul ba pare di ko dund sa kantumaa nag ñi mu jur yar leen kon bu duggee ci suuf kere bi ñu ko suulee caatam mi maam Ousmane Sy dam na professeur ma ne ko la bayka mu ne ma sa bàyyi di dugal nañ ko ci suuf mais nag suuluñu ko ci suuf ci xolu nit ñi lañ ko suul gaa mu ne ma ci xolu nit ñi lañ ko suul ba àddina yi tukki kenn ko xati mais nag dafa am loo xam ne aussi nag famille bi def ci averti ci alerte toujours moo di Sénégal dañoo tàmm lu yàgg rek ñu oyofal ko buñ ko oyofalee doyadal ko dellu si bés bi mu génnee àddina du lu ñuy célébrer ce n'est ni une tradition ni tuuti un fait avéré que du lu ñuy célébrer dañuy fàttaliku yu baaxam ya ci jikku ci wax ci jëf ci nekkin ci comportement pour ku nekk ci ñun jéem ci baax wala nga gën a baax mais du lu ñuy célébrer moo tax tey ci tey la xalifa général de Tidiane nga xam ne mooy taaw juru ko directement mais mooy taaw ndax magam jum topp ci moom Cheikh Modou Mansour moo ko jur gaañu en 1957 muy waxambaane mu taf ko ci xolam yar ko jiital ko ci njabootam ba ñi mu jur ci faratu yàlla ak sunna te sax mo Cheikh Hadji Malick Maodo di ci taaw koo ci wax mu ne la Serigne Mbaye mooy taawu góor gi ndax li mu ci xam ñun xamuñu ko moom la daan waxal moom la daan àndal mais tey ci tey moom ma nga taxawal kuréel goo xam ne dafa dajale ay borom xam-xam ak ay liggéeykat pour ñu defal ko le point sur l'état d'avancement de la mosquée du Tivaouane nga xam ne moo doon ki góor gi sonnoon na ci lool ñu bañ na nit ñi def ko phénomène boo xam ne bu jotee maas ak mbay caam gi bëgg koo def situation de ceci ou situation de cela ndaxte maam Cheikh Seydi Hadji Malick bi mu nelawee ba at ma dellusee ñenn ci mag ñi nekkoon ak sëñ Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu ñëw seet si ko ne ko góor gi de bésam ba dellusee na mu ne bés ban ñu ne bés bi mu génnoon àddina mu ne kañ la ñu ne ko gannaaw suba wala suba mu ne waaw ba ci lan mu ne ñu bëggoon a seet lan lañ ci def pour ñaanal ko mu ne kon ba mu dee ba tey ñaanalu leen ko
ñu ne ankay ñi ngi koy ñaanal mu ne kon koy continuer ko ñaanal bu ngeen ko defee rek bu dellusiwaatee déwén ñu defaat ko bu dellusiwaatee déwén ñu defaat ko mu daal di concurrencer li mu fi bàyyi muy la seule célébration juddug yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam loolu dong la fi bàyyi comme loolu la fi bàyyi mu ne nañ sax ci loolu te bu bés bi dellusee ak bu bés bi soree ku nekk téye ci sa course di ko ñaanal ku dee kay noonu lañ koy ñaanal ci jullit mais loolu la fi bàyyi muy ay tradition forte de conviction dans la tradition prophétique sëñ Abdou nag moom jar waxtaane parce que gone yi ko gën a bëgg tey mook sëñ Fallou loolu seen ak may la ñi leen gën a bëgg gisuñu leen xamuñu leen wala bu leen gisee menuñu leen ndax ba ñuy dem fekk ay ndaw lañu mais boo wootee kër Maam Cheikh Ahmadou Bamba ñëpp a am dayoo ndax nag dañ koy judduwaale mais sëñ Fallou ñi ko gën a bëgg ci xadara mu tudd Maam Cheikh Ahmadou Bamba mooy gone yi nga xam ne ba muy judd ñu ci ba muy dem bari sax ñu am na ñoo xam ne seen ndey wala seen bay sax judduwutoon mais nag loolu yàlla koy def ci askan woo xam ni daf cay tànneef sol ci moom ay jikko yu rafet sol ci moom un savoir-être boo xam ne day nekk référence. Serigne Abdou c'est une référence pour nous comme des milliers d'autres Sénégalais dans beaucoup de domaines bu ñu bëggee tirer profit de leur qualité dañuy fësal nag seen dund gi ci baax yi su ko defee ñi nga xam ne dañoo bëgg a baax te jiixi jaaxa ci yoon ñu mën a jaar ci fi ñu jaaroon ñoom buñ ko defee les références dont on parle dans ce pays dina nekk de véritables références mais buñ leen defee ay photo rek di leen xool wala takk ci suñu dënn yi boo leen tuddee ñu daanu loolu moom du référence leneen lay nuru. Très bien professeur Sangue Diouf. waaw Mame Dabakh de li mu ci wax de dina jafe ñu yokk ci leen xanaa rek de su amee lu ma téye man ci héritage am mooy bokk na ci ñi nga xam ne dañoo dindi barrière bi nga xam ne dañ ko defoon ci diggante spirituel ak temporel parce que moom boo ko seetloo dañ doon jàpp ne sëriñ si moom dañ toog ca daara yooyu téye àll wooyu di jàngale politiciens di doxal réew mi ak yu demee noonu moom bokk na ci njëkk a wane ni ki nga xam ne moom dañuy wooyee kilifa diine waaye kilifa àdduna la itam yaa ngi koy fàttaliku na mu doon ñaaxee député mu doon lu célèbre maanaam koo xam ne loolu bu gisoon lu gàkk wala lu sooxe ci doxalin yi nga xam ne ñoo yor réew mi da ciy dugal loxoom dugal ca kàddoom def ci ay jéegoom en dehors de jonction boobu mu def spirituel bi ak temporel bi am na beneen aspect bu ma yeboo dama naan sax moom mooy Sénégal parce que boo ko seetloo woy woowu nga dégg ki ne lam di woy xëy na boobu sax judduwoo ba mu naan discours ba mu def mooy congrès islamique mondial ba 1965 mu appelé à l'unité de Dieu daal di jéggi toutes les frontières dugg ci li ma mën a wooye l'universalité humaine de condition ça veut dire que moom dafa demoon boo dépassé sax ancrage am historique ak géographique nekk koo xam ne àdduna ci boppam lay waxal parce que moom ci discours boobee dafa tagg nit war a nit moom mooy li nga xam ne moo gën a màgg ci yàlla sàkk waaye ba mu fàttale loolu ne na màggaayu nit lu mu màgg am na lu ñu koy célébrer dañuy daanu ci matérialisme pur et dur et désincarné kon nag nee na dundu doomu aadama boobee benn sens rek la mën a am mooy bu ñu ko delloo dans la centralité de son rapport avec le divin nga gis ko yéen tarixa yëpp amuloon buntu foofa bu demee fële ca Touba wax dëgg yàlla woyofam ngir mu woyof cell gi mu cell day tax nga dégg mu ne jébbal naa la sama bopp daal di wane ni muy Touba muy Njaasaan muy Kokki muy feneen fépp daal Sénégal rek lay jëmmal te même héritage spirituel bi lañ am devoir ñoom ñu wasaare ko kon nag ñaari dimension yooyu lay gis mooy nga l'homme de consensus le rassembleur nga xam ne dafa jéggoon ay tarixa mais également ki nga xam ne bu mu maanaam frontière bi ñu defoon diggante wàllu àdduna ak wàllu diine moom daf ko dindi mabbu ko et ensuite ñetteel bi ni ma ko waxee dama ne woon c'est quelqu'un qui a postulé mais qui a réussi également à atteindre l'universel parce que encore une fois dafa dem ba wane ni wax dëgg yàlla ñun ñëpp benn lañ te fraternité boobu ci lenn rek lay tënku mu ngi tënku ci pas-pas ci gëm-gëm ci iman papa yoon sax bu dee amoo dara loo si doole ñu daal di dugg ci waxtaan bi. oui ñu dugg ci waxtaan bi rek xam naa ni nekkoon na koo xam ne si doon xeex ak lu ñu bëgg a waxtaanee mooy la culture du faux avec actualité yoo xam ne si dañuy succédé mais il y a un mot qui revient comme leitmotiv mooy faux visa faux billet faux passeport faux médecin. Professeur Sangue Diouf fi nga daanelee est-ce que jamono ji nan lañ mën a analyser loo xam ne si dem ba sax ñuy introduire le nom de culture maanaam loo xam ne si dañ ko fay jëmbat mu commencé di law te épisodes yi di ko gën a wane si série bu xaw a bëri ay épisodes quand même.
waaw loolu de dafa nekk loo xam ne dafa ànd ak malheureusement suñu pénc ni nga xam ne noonu lay doxee foofu la ñu yegg si malheureusement ça veut dire que bu fekkee da nga ko jël mu nekk ay phénomènes isolés jàpp nañ tel politicien ak ay billets de banque jàpp nañ tel député ak ay passeport da ngay rater compréhension ça veut dire que sa société sa pénc ci boppam fa mu toll foofee loolu rek la jëmmal parce que nag yàgg naa ko wax naa ko fii bamp naa ko fii dafa am loo xam ne wax dëgg yàlla moom moo tabax àdduna penc mun naa tabax moo ko tabax moom moo ko defar lan mooy loolu mooy le culte du travail le respect pour la compétence et pour le mérite waaye boo ko seetloo yooyu ma tudd culte du travail compétence ak mérite dafa jëli ci penc mi nag société boo xam ne li nga xam ne moom mooy promouvoir nit ki maanaam moo koy jëmmal moo koy fësal mu mën a def jéego yenn fenn fi nekkatul ñaqam ak liggéeyam nekkatul darajaam nekkatul defum ju baax nekkatul loo xam ne xereñteefam ca wàll wa mu yëngu la wax dëgg yàlla nag pa boobu société boobu dafay ñëkk benn société bi ñuy wax ni ci tubaab une société pressée une société pressée mooy une société boo xam ne dañoo yàkkamti maanaam kanoo ya nga xam ne moom lañ la tëral ci sa wàllu diine tëral la ko sa wàllu cosaan tëral la ko ci wàllu aada nga xam ne yow ba ngay ndaw dañ la cee tàggat fii ak fii nga war a jaar ba na nga war a mel boo demee ba mat nga war ko mel na nga war a jëriñee sa penc nga war koo jëriñee ñu daal di boddi loolu dindi ci loo xam ne léegi na nga ni nga ko waxee na nga jëmbat léegi mu màgg léegi ñu récupérer tontóor gi léegi récupérer fruit yi léegi mais société boobu ci ak càcc dong lay mujjee càcc googu nag moom moo fës ci li nga xam ne moom mooy place bi c'est vrai que dafa mën nga ko lëkkale ak culture mondiale parce que fi mu nekk nii Pape xam nga ne faux moom moo fiy reñe faux moom moo fiy reñe ci domaine bu nekk domaine boo mënti dem produit boo mënti indi dañ la naan bii mooy bu baax ba bii mooy bon ba te tollu nga foo xam ne mënatoo ràññee sax li nga xam ne moom la ñu doon wooye bu original ak li nga xam ne moom mooy dëgg kon nag boo ko seetloo comme dañ nekk ci société du faux société du paraître société du spectacle société de la théâtralisation loolu dafa màbb boo yegg si mab li nga xam ne moom mooy baax yi nga xam ne ñun ci la ñu wéeroon suñu am penc kon nag loolu boo xamee ne yegg si nañ ci jikko ya ñoom ñoo yàqu sam penc fi mu nekk nii jiite la tuñu li ma la wax nii maanaam liggéey jiite luñ ci rafet jikko jiite luñ ci am diine jiite luñ ci am maandu jiite luñu rafetal sa diggante mais lañ ci jiite rek mooy mu sotti léegi wax dëgg yàlla lii rek la mën a jur benn élément bi nga xam ne moo koy dal yàgg naa ko wax également mooy société de la permissivité parce que ku nekk xam na ne société moom mook sanction ñoom ñoo ànd waaye société boo xam ne permissivité la maanaam lu neex waaye def te fa mu toll dina tax dara du ko ca fekk mu dem ba nga xam ne dugg na ci xel yi nit ñi nangu nañ ko parce que ku nekk xam na ne yii ñu fi gis ñu def ko boo ko defoon wala man ma def ko wala professeur mi def ko da ngay dégg yaa nga 20 ans wala yaa nga 30 ans de prison parce que jàpp la flagrant délit ñu ne ay billets de banque nga yor mu nekk ay faux jàpp la flagrant délit ci yenn ak yenn askan wépp talal seen nopp teg ci seen i gët waaye du mujj fenn loolu ba installé li nga wax nii culture du faux waaye yëpp li ko lal ñaar yooyu la maanaam benn bi nga dem ba ñàkk jëriñu jóge na fi ñaareel bi mu nekk société bu gaaw yàkkamti trop ñetteel bi mu nekk société boo xam ne du sanctionné société bu dul sanctionné rek ab càcc day nekk li nga xam ne mooy gën a gaaw pour nga teg la ci mën a wax professeur Mbaye Thiam professeur Songo Diouf wax na société pressée bu wax impatience moo tax nit ñi jël les mauvais raccourcis est-ce que jamono la wala jikko la jikko la parce que nag ci wetu ñi nga xam ne ñii dañoo yàkkamti ci seen wut teraanga am na fi nag ay milliers et des milliers de personnes yoo xam ne ñoom ñu ngi ci seen ngor ci seen pas-pas di wut ni ñu ko war a wut gis nga bañ teraanga farata la ci nit ku baax ku nekk muy góor muy jigéen bu xasee ba nekk mu kàllaf dafa war a wut fexe ba di liggéey di dunde di ñaq di dunde waaw mais nag lépp ngay wut ci teraanga na ngay wute teraanga ji moo ko ëpp importance c'est-à-dire wutin bi moo ëpp importance li ngay wut mais bu fekkee ne nag yow li ngay wut peu importe ni nga koy wutee fexeel ba am ko rek mais loolu ci yow la ci jikkoy société bi aussi àgg ci waa ji dinañ gis muy wut ñu ñàkk rafetal ni muy wutee mais mu am teraanga rek ñu fàtte na mu ko amee woon daal di topp ci gannaaw di ko xalamal di sàmbay mbayaat am na ñoo xam ne ñii rus nañoo lekk dërëm bu lewul gis nga kii ñu doon waxtaane Moulay Abdou Aziz Dabakh dégg naa ko bés mu ne dee leen wut teraanga dee leen wut lu ngeen di aare seen ngor mais dee leen sàmm ni ngeen koy wute keroog la wax ne sàcc sax dafa yàkkamti waaye wërsëg mu ngi ci kanam sàcc sax dafa yàkkamti waaye wërsëg mu ngi ci kanamam te wërsëg
loo gàtt dund di nga tase ak moom foog nga tase ak moom or donc dafa am ay yëf yu bari yoo xam ne yii moo dugg ci lii ñuy tuddee la culture du faux bu ci njëkk mooy ay jikko yu bon yoo xam ne dañ koy jéeme rafetale am xam nga waa ji nekk ci koñ bi di jaay dorog wala muy sàcc wala mu nekk proxénète léeg-léeg mu am alal di distribuer xaalis ci koñ bi waa koñ bi di ko tagg di ko tudde ay mat di ko tudde ay kii dem sax ba di ko tudde nag ay màggal ak jàng dem bu di ko tudde manifestation yoo xam ne dañ ko déjee lu mu téeti à la pureté lu mu téeti donc loolu ci nit ki la ak ci nit ñi nangu mais fricoté ak ñoom mais li ci ëpp importance mooy li Songe wax professeur Songe wax moo di dañoo àgg ci situation boo xam ne réew mi yenn melokaan yi yenn jëfin yi dafay sax parce que liñ ci waroon a teg ci daan ci sanction moo amul xam nga député yi yii ñuy jiiñ ne dañoo trafiqué ay passeport diplomatique dégg naa jàngat naa sax ci ñu ne am sëy nañ ci fukki yoon ak ñeent takkal nañ leen 14 fois ay kii man gëm naa Mbaye Thiam mais c'est une hypothèse nag que suñu seete ba ci biir du ñoom ñaar rek am na ñeneen li ma gën a gëm moo di ci fi doon def trafic de faux billets di député di ñoom ñu jàpp ko mu def ñetti fan kaso génn nekk ci rajo yi di lëjal nit ñi bu fekkoon tey ñi ngi ko teg daal yoo xam ne yii métti na wala tolloog li mu def wutoo am na ñoo xam ne ñi dinañ ca jaare ñoom jënd ci liñ doon def mais ñaareel ba kii nu mu téeti le lampiste bi nekkoon ci seen biir nga xam ne moo doon démarché jigéen ñi di ñëw di leen démarché di wut kayit yi moom ba nga kaso depuis démb bu nekkoon dans un pays de rigueur du leen fa jiitu du leen fa jiitu on va inventer nag toutes sortes de choses dans ce pays nag d'arguties juridiques mooy député yi immunité c'est pas vrai li vrai moo di as góor daal day juum yenn saa yi à des niveaux et des fois différentes société boo xam ne bii ku yëkkati sa kii rek ñu dóor la nga daanu du société mais dafa am loo xam ne lii bu ca nit àggee surtout ci dayoo bi mu yor un député ñu jàpp ko ci affaire faux billet jàpp ko ci affaire rebuteeti faux ay passeport diplomatique mu di ko trafiqué mais dañ ci war may amul dara luñ ko war a may ci lenn lu ma doon luddu mais teg ko riiraange il faut sanctionner teg ko riiraange ba pare sanction yoo xam ne yii ña doon def wala ñu seen xel nekkoon ci den wàññeeku. léegi est-ce que fréquent ba ñu dem ba banaliser ko parce que en dehors de li ñu nekk ay nit nekk ay sénégalais c'est aussi ay nit yu liggéeyee ci institution. waaw mais xam nga boo déggee ñu ne culture mooy lu ñu miin xam nga culture mooy li nga xam ne day ànd ak yow booy xoolee di jëf mi ngi ànd ak yow boo tëddee sax mi ngi ànd ak yow loolu li tax muy am moo di ngay def lu baaxut dara du la ca fekk wala lan la ca fekk néew ba nga xam ne defaat ko sax dalay yomb or loolu nag mais c'est un problème de gouvernance de société gouvernance de société nag buñ ko waxee ki ci ëpp cër mooy gouvernement du pays bi nga xam ne dañoo fal un président avec des institutions il y a des institutions sociales ay sata man damay gis ay nit ci ay ndaje diine yépp nag yoo xam ne waruñu faa nekk parce que kon xam ne du point de vue de leur jikko du point de vue de leur comportement et de leur être mais kenn waru leen a wone mais jàpp ñu fi nit ñu ne day trafiquer cocaïne ak fu mu mujj ñun université gii nga xam ne au moins on a une autonomie bi ñu jàppee benn professeur faculté de sciences recruté ko de sur la base d'un dossier mu jàngale at ba jeex ñu door a xam ne moomu diplôme ban ko jàppee dañ koo topp nag ba mu sës ba àgg ak moom tribunal ban condamné ko nangami at ñu jàpp suñu avocat mu di ko surveiller man siège na pendant fukki at commission de discipline de l'université étudiants yii ñu kii nga xam ne man damaa gëm ne
ñi baax ci étudiants yi bëgg a jàng di leen université c'est 99,99%. mais sànnikat yi xeer yi ak saagkat yi ñi ngi may gis maa ngi leen di gis musuma cee tasee nit conseil de discipline te néew ma nañ ko génne seppi sànni ca biti parce que nag dañuy dem ba nga xam ne li bon ak ñi bon dañuy nekk une espèce de normalité sociale. bu boobaa nag ñi baax mënatuñoo ñàkk baax mais dañuy nëbbu jàpp seen njàmbur mu nekk nag une société du paraître. réew mi ay sata fii ak bàyyiwuñu wax nit di wax rek ñu ne waajaan dégg nga li mu wax tey mu génn jëf le contraire de li mu doon wax ñu nëppal mu def tag ñu ne ah non personnalité la man xam nga dañuy wax soo demee de kii prison dañuy wax ne am na quartier des VIP waa ki sàcc ganaar mais dafa toll ci sàcc ganaar bu gisoon milliard sàcc ko ki sàcc milliard lu tax ñu tabaxoon ko fi ci biir kaso bi foo xam ne war na faa mën a nekk pour ñu sàcc ganaar luñ ko lëjël yooyu yëpp c'est une société c'est une forme de société et de gouvernance yoo xam ne dafay favoriser yenn melokaan yi or député nag yii ñu jàpp ci affaire passeport yi c'est une honte pour la fonction c'est une honte pour l'institution or man nag gëwuma ne député yëpp dañu trafic moi j'ai travaillé à l'Assemblée nationale comme consultant damaa xam bu péng ki ma bokkal bureau defar nañu ñaari mémoire de maîtrise et de master sur le biographie des députés par législation te gis ci ay nit ñoo xam ne c'est des références c'est des exemples en tout mais ñoo ñëpp nag on n'en parle pas les bons députés qui servent l'Assemblée nationale et le pays on n'en parle pas aujourd'hui ñaar ñi doon trafic la ñuy wax or yooyu nag dafa laaj lii boroom xam-xam ba doon wax nit daal li muy wax di ko woote day méngoog li muy jëf ñu di ci teg bët bu fekkee ne ñaar yi méngoowuñu li muy jëf nag moo koy reflété moo ñu yóbbu ci passeport yi nu mu tiit yi gone yi bokk yanamaar gàcce mënta passé liñ fi wax ci jikko ba taxaw jàkkaarloog askan wi ne dañoo bëgg a tabax beneen sénégalais bu ko waxee waxoon naa ne lii c'est une erreur sénégalais duñ jékki-jékki rek fàtte li fi nekkoon di tabaxaat beneen sénégalais d'abord on n'en a pas les moyens ensuite c'est une rupture totale vis-à-vis de notre héritage mais di woote jikko di dénoncer ay jikko yu bon ba ñëpp réew mi yëpp bàyyi leen xel y compris Mbaye Thiam mi di wax ak yéen bàyyi leen xel ñu jékki-jékki jàpp leen ci yu mel nii quel que soit par ailleurs les formes nag les formats oui il a fait fuiter un truc qu'il ne doit xam nga waa ji bu fa demutoo di négocier pour passeport duñ ko filmer kenn ki jël passeport jox nu mu teeti Mbaye Thiam ne ko jox ma xaalis jël passeport bi tukki ci bu ko defutoon du ci àgg dafa am yoo xam ne boo koy woote ay sata da ngay mel ni li may Abdou Aziz Dabakh ma sa wax ci waaw ba ñu toogee li ma leen di tere ba addinay tukki doo ngeen ma ci fekk doo ngeen ma ci gis li ma leen di digal ba addinay tukki ba ngeen fekk ma ci or réew mi nag léegi le paraître et surtout l'avoir dañoo defe ne mën naa nëbbu yu bon yi c'est pas vrai gis nga nit ki moom bu nekkee milliardaire bu bonee ñu baax duñ ko boole ci seen bopp ilaa yow mi di professeur Songué Diouf suñu gisee les cas apparents yu ñu gis mooy ñoo xam ne si au moins am nañ benn revenu suñu waxee ay parlementaires suñu waxee activistes pourquoi ñoom au fait un député par exemple su fekkee ni sax l'enquête est en cours dañuy jàpp supposé trafic présumé mais pourquoi ces cas par exemple ñoo xam si am nañ dara au moins am nañ benn revenu ñu leen di citer ci affaire yi nii. waa ko professeur waxee dañoo fàtte ñoom li ñu doon. et quelque part dañuy delloo askan wi li nga xam ne moom lay xaar ci ñoom parce que yow bu fekkee da ngaa jàpp ne yow député privilégié nga. yow député am na standing am na niveau de vie boo xam ne fa nga yegg yow député waratoo mën a dugg ci oto yi nga xam ne man maa la jox sa mandat boobu mënu ma caa dugg bu ma duggee ci roplaan yaakaar nga ne bu ma nee ci commercial dafa mel ni dafa wàññi dara ci sama daraja mais boo yeggee foofu xam ci yow obligé nga ànd ak sa penc ci société ci représentation yooyu ñu doon c'est-à-dire que yow da ngay dem ba jaawale la ngay représenter la fonction ak yow li nga doon en tant que tel parce que bu fekkee yow député nga jàpp ni
jomb nga ñëw rang dugg ci commercial bi yow daal comme député nga yegg nga fenn fi sa penc itam dimbale la ci loolu bu fekkee yow amul cité bi yàlla mayu la xel mu dal nga setantal dindi li nga xam ne yaa ko ci boole te bokk ci bul fàtte ne yow dañ laa jiital ña nga xam ne dañ laa jiital dañ laa yaakaar buñ la yaakaaree dañoo jàpp ne la nekk ci ñoom moom moo war a nekk ci yow bu fekkee dundee woo loolu moom moo lay dugal ci lii kon ñooñu nga jàpp ne dañu war a nekk en marge maanaam xëy na seen gafaaga ay milliards newu ci waaye am nañ loo xam ne war nañ cee mën a suturoo ba war leen jaral yenn yi waaye ni mu la ko waxee petaxal gi man maay kii maanaam jëmmal loo xam ne nekkul te méngoowul ak li nga xam ne moo la jox moo leen dugal ci li ñuy dugg ñoom bu fekkoon dañ laa fool député nga jógee ci sama géejowaay gee la ngay njëkk a def pam mooy di xool kër goo xam ne moom moo nekk Almadi parce que da ngay gestu ne man kat fii gars yi fi dëkk daal wax dëgg yàlla gis moo fi kenn koo xam ne waaw ma dem bële borom dawal ab oto 4 millions nga ne gars yi kat ñu ngi ci 8 yi ak 80 millions yi naa ko yóotu donte am naa ko wala amuma ko yu mel noonu moom mooy tax ngay dugg ci musiba yi waaye encore une fois ñooñu buñ leen boddi parce que quelque part ñun ñoo leen tabax ñun ñoo jël ay valeurs yoo xam ne méngoowul ak li nga xam ne moom lañ bëgg investir ko ci ñoom ba ñoom itam bu fekkee amuñ dëgër laay amuñ lucidité bi nga xam ne dina tax ñu xam ñoom wax dëgg yàlla li ñu doon seen valeur d'exemplarité dañ koy fàtte boo dañuy ànd ak nit ci nga xam ne ñoo bëgg pour renvoyer leen image bi nga xam ne ñoom lañ soxla loolu tax doo ci gis ñenn ñoo xam ne ñoo néew doole waaye ñenn ñi jàpp na yegg nañ ci benn standing bi ñuy dugg ci ndëgg sërëx yu demee noonu. mais professeur Songa Diouf li ñuy ragal mooy le mauvais exemple parce que mën naa def tache d'huile mën nga ñëw di ran nekk koo xam ne si citoyen bu sincère nga topp li nga xam ne mooy norme kenn ñëw dugg lijjanti ko génn na la c'est comme ça léegi au fur et à mesure day corrompre ce cerveau. waaw mais mooy li ma wax c'est-à-dire ñun pour jël exemple bi nga jël dañ may nangul man député bi man ministre bi man diw dañuy nangul man ak yow ñu rang ci naaj yu ba mu tàng jir waa ji mën a gaare oto mu wàcc dugg ñu ne non kii nag kilifa da nga koy jox darajaam nangam bon culture boobu ñu foofu la ñu yegg malheureusement te ñoom comme ni ma la ko waxee dañuy fàtte seen valeur d'exemplarité maanaam li la jig ma ñoom xëy na jigu leen parce que encore une fois image bi ñuy renvoyer mën naa yàq xel yàq jikko boo xam ne fa nga ko mën a yóbbu wala fa mu ko mën a yóbbu nekkul benn donc dafa am loo xam ne ñun dañ ko war a tere suñu bopp bu fekkee investir nañ la de la confiance populaire mais société bi encore une fois Pape moom moo la koy nangul mooy nangul ne ministre diw de war da mën a dugg ci banque bi wala mu ñëw ca l'hôpital ba di fa rang de 8 heures à midi mais nangu na man ma yeewu 4 heures du matin rang waaye ministre moom da koy nangul loolu comme société bi moo koy nangul loolu moom bu fekkee koo xam ne la xam na ki mu doon da koy bañ ne la pour rien au monde je ne tiendrai à passer avant les autres waaye bu fekkee dafa ànd ak yow ci li nga bëgg ak représentation bi nga investir ci moom da koy dugal ci yu demee noonu moom moo tax ngay gis encore une fois. professeur alors il faut que ñu waxtaanee histoire professeur bu ñu xoolee histoire au Sénégal ñi fi nekkoon bu njëkk ba jiite royaume yu mag yi fi nekkoon dañu amoon ay valeurs ba tey jii nii am na ci ñoo xamante ne seen ay descendants lañ sax dañuy téye ci valeurs yooyu noonu mooy ci alors fan la Sénégal raté le virage ak ses hommes politiques. mi ngi raté le virage bi ñu abbee toogaayu jàmbur amoon na jàmbur boo ko sàccee foo ko tëggee moo lay jafe ça veut dire que ñun dañoo nekk dans un système de gestion sociale depuis 1960 boo xam ne bii mënuñu cee nekk luñ ci yàgg li ñu bëgg du ko am ndax yëfi jàmbur lañu yore la république c'est pas notre héritage c'est un héritage colonial. or colonisation bi nag ñaari siècle la fait 1 siècle et demi la fait kon ñaar fukki siècle li ci gannaaw lan lañ woon nan lañ daan tànn nit ci réew mi nan lañ fi daan tànn ñu tubaab bi jàngalu ñu tànn depuis le Waalo de Njaajaan et le Jolof l'empire ba mu éclaté en différentes entités Kajoor Bawol Siin Saalum dañu doon tànn amul benn fonction boo xam ne bii gis nga les fonctions même ci biir famille dañ koy tànn bu ñu ne la jaaligé de telle famille wala la jarga wala la farba de telle famille bi yëpp ay daje ñu ne conditions yi mooy lii kan moo ko fi remplir ñu ne songe de remplir ko Mbaye Thiam jóg ne man damaa bëgg ñu ko mbay bëgg nga mais nag yow suñu defee fukki critère songe remplir fukki yi yow yaa ngi ci ñett yi rek wala ñeent xaaral ba beneen yoon mu daal di xaar parce que nag la fonction bi ngay kii mais moomu ko même boo ko judduwaalee di ko donn moomuloo ko société bi dem xam nga ki jiite nit ñi par force mais jiite wut kenn
ci jiite nit ñi par force jiitewul kenn parce que bés bu nu amee doole ji nga am rek dootoo leen jiite mais di nga jiite nit ñi nag mais àgg ak ñoom ci foo xam ni fii mais boo bëggee bàyyi sax ñoom ñoo lay wax ne moomoo sa bopp la ma sama nday waxoon boo nekkee ci say nawle buñ la soxlaa moomatoo sa bopp soo dëkk ci sa biiri nawle laa wax nag nawle moo di man ma jàpp ne songi mii dañoo bokk plateau bi bu fekkee ne dama ko jéem a nasaxal pour apparaître defatuma ko nawle donc bokkatuñ luñ bëgg dañuy tibb ci lim man tibb ci lim xam tibb ci lim man tibb ci li ma xam boole yéen ñii ñu àndal pour éclairer or loolu nag réew mi ngi fi commencé na sax bi nga xamee ne nit ñi dañuy jékki-jékki rek ne tëb cëpp lay nekk leader ne tëb rek cëpp lay rek nekk leader loolu léegi dafa xew gis nga Alaaji Abdu mii mun ñi doon waxal dafa judd rek nekk Alaaji Abdu wax na ci làmmiñam na nekk na ci kër baayam ñuy añut ñuy reerut dañu mu ko wax ñuy añut fàtte wuñ ko de dafa bokk ci ñuy reerut mais ñi mu ko wax bi ko tantaam remarqué wax ko bàyyam mu woo ko na ko damaa dégg ñu ne sa digganteeg sëñ Aadi mi la yor dafa miti ba daal kii na mu ne ko bàyyi sëñ Aadi de ku bëgg a baax ëllëg mën ngaa nekk ak moom te boobu amul fukki at sëñ Aadi mu naan ku bëgg a baax mën ngaa nekk ak moom te man bëgg naa baax mun na ko demal alhamdulilahi rabbil alamin or xam nga sëñ Abdou bu bëggoon alal mais am ko bi sëñ Abdou Ahad Mbacké radiyallahu taala anhu dajalee wootee murid ne dafa bëgg ñu defar mu ci Touba ci seen alali bopp bañ dajalee alal ji jox ko su ko bindoon ci turam dans un compte mais bàyyi fi coow nga xam nga compte bu tudd Serigne Touba nag moom ñëpp ci lañ tabax ci ay kër ñu ne ko moom mu ne sëñ Touba ak yeneen or loolu nag mais tumuranke wu fii dañu koo nasaxal c'est-à-dire dañoo fexe ba nasaxal ko indil ñu nag yeneen beneen projet de société qu'on appelle un projet de société démocratique nee na ñooy Grèce la juddoo jaar Athènes jaar fii ba si fii mais Grèce amoon nañ démocratie mais tant que nag ñun suñ projet ñun sénégalais africain suñ projet de démocratie sociale ñu ngi koy tibbee ci Athènes ba ci révolution française 1789 ba ci déclaration universelle des droits de l'homme duñu avancé loolu lu baax la parce que yàlla bi mu sàkkee nit ñi moo leen sàkk ku ci nekk da ngaa am lu baax loo xam ne bu ci sa moroom jotee dina yokk lu baaxam mais ñun suñu lu baax anamu dañoo bàyyi suñu bopp loolu nag moo nasaxal réew mi ba tey ñu naan le faux xam nga faux nag mun ta passé góor gu taxaw ne man du ma góor jigéen la jigéen ju tax man du ma jigéen góor la loolu am na ñu ko fay wax muy seen projet loolu fo la parce que du àddina du gudd ba góor nekk jigéen nekk góor mais ñu ngi ko fay kii ba tax na sax ñu ne non dañu am droit donc loolu mooy indi faux document nga ñëw dans l'administration ñu def ay faux démb jàngat naa ci benn journal ñu ne 5000 enseignants yi ñu recruter bala ñu leen affecté nañ vérifier diplôme yi ñàkkut waaj a koy wax lu mu ci xam mais benn rek bu ca amee dana saxal ñi ci des ñëpp te man gëm naa ne ñi ci ëpp ci ñoom l'écrasante majorité am nañ ay diplôme mais cette culture du faux elle est entretenue par un environnement du paraître et du paraître facilement or loolu nag Aïssata du defar am réew aw askan bu ñu bëggee ànd dans l'harmonie c'est-à-dire ku ci nekk sa teraangay moroom nga gis ko mais yéene ko ba pare yem ci sa teraanga dañuy xam ne ku ci nekk li nga moo yore sa mérite la méritocratie bu ñu àggee ci méritocratie mais waa ji am 5000 francs dina xam ne borom milliard bi jarta ñee mais jarta xalaat dafa am fu mu jaar ba am ko boo ko bëggee mais nga jaar fu mu jaar boo amul milliard it am lu ko jege mais bu fekkee ne dañ ne wutal rek non amee baax ba àgg ci non ci soo duggee ci gaal yi boo demee Europe nu mu tee tikki famille bi taxaw di kii daa teg ci wuloo de doomi diw gi nangam am na ay gone yu ñu ko fi doon def Louga mais nga bokk léegi gis nañu la police française wàcc fii ba teg ndaare kam dugg oto dem Louga dugg ci ay kër jàpp ay nit fekk nañu den xalawal
naan non dañoo réussir dañoo kii lu ñu doon def mais ci gàcce lay mujj. or yooyu nag. dafa laaj ñu delloo si le système de gouvernance et de régulation sociale. buñ ko defee ñi nga xam ne ñoom mooy seenu yoon du tee ñu bàyyi ko du tax ñu bàyyi ko. mais nag comme dañu di surveiller saa yu leen jàppee teg leen loo xam ne bala ñu koo defaat dina yàgg door ndax doo duñu ko mat mais dina may ñi nga xam ne dañ koo muñ bañ koo def parce que dañoo jàpp sur les valeurs ñoom ñu cultiver le sens de l'effort. le sens du mérite su ko defee ñu nekk une véritable société. Professeur Songué, la culture du faux lan moo koy briser, la sanction ou bien la pédagogie? Les deux, mais réforme sociale en profondeur. En profondeur. Société bi ni muy doxee il faut que mu soppeeku complètement ñu inventer du wax dellu parce que xam nga dellu moom problème. Mais à chaque fois dañ koy wax mais comment nan la ñuy inventer lu bees. mais par la pratique. par la pratique ci njiit yi par d'abord. la pratique amul leen pap xam nga boo koy wax nit ñi dinaan bon c'est un peu pied non c'est pas un peu pied il faut nga am un leader charismatique bu ñëw wane yoon du poser ay actes yoo xam ne dinañ xam ne takk ndombo tànk nekk ministre wala nekk nangam mënta méngoo ak benn nekkin wi boo bëggee histoire demal ca Thomas Sankara ba mu yegg see commande vesti yi di coûter ay xaw ma 12 millions 13 millions nangam mu ne tegal leen mu fële façon dafa ni commande voiture yi di grève budget bi ay milliards mais mu ne ku nekk ni jël vélo à commencer par lui-même da wala bu vélo daal di ne yow bu ñu lay nommé ministre da ngay def déclaration de patrimoine ñu xool sa compte bancaire la rek boo amee ay kër ñu xam ñaata la boo amee oto ñaata la lu ci yokk ñu woon la sëñ bi lii fi mu jógee Pape c'est aussi simple que ça donc boo defee cette réforme en profondeur là ba nga xam ne dinañ dindi lëkkale bi ñu def ak yor ndombo tànk ak am alal gu baree bari am daraja goo xam ne waroo ko am lëkkale boobu bu ñu ko tasee dindi ko mais société bi dafay delluwaat fa mu nekkoon pour tontu Aïssata ba mu naan kañ la c'est vrai que mën nga remonter fu sori waaye rupture dëgg bi c'est autour des années 2000 jikko yi moom c'est à partir de 2000 que la ñu fi mu nekk nii ne mën ngaa nekk ministre mën ngaa accéder telle fonction aajuwul nga jàng aajuwul sa jikko rafet aajuwul nga am daraja aajuwul nga am fulla am fayda aajuwul nga am personnalité boobu lañ ko désacraliser banaliser ko boobu banaliser même la fonction présidentielle donc à partir des années 2000 la vraiment yàgg fracture bi ubbeeku complètement parce que avec Wade quand même il faut le dire loolu mooy gàkk moom nangul namu ko mais bi nga xam ne moo gën a fës ci nguuram bu njëkk mos naa la ko fàttali di la fàttali sama ñaan boobu ma sama maam ñaanoon naan ma mais yal na nga jàng boo doon ministre donc moom sax jàngul waaye bu daan yal na nga jàng boo doon ministre ça veut dire que dans son subconscient mais mu nga def lien entre doon ministre wala doon député ak jàng bu am xam-xam waaye loolu nag kañ la fi tumarake jóge fi ba ñu fol ministre ñu naan ndax am na bagam amul bag ak ni ñu demee noonu c'est autour des années 2000 avec l'avènement de Wade au pouvoir kon foofu dafa désacraliser complètement la fonction publique ba finalement ñu yaakaar ne de affaire bi nekkatul di ma ko waxee xam-xam nekkawul rafet jikko nekkatuwul baax waaye daal nga bokk fii bokk fee ñu tungoom la nga daal di dem foofu la jikko yàqoo complètement donc nañ delluwaat réformer société bi en tout cas doy na waar te waxtaan bi amoon na solo lool c'est dommage que temps bi jeex na professeur Mbaye Thiam ak professeur Songué ñu leen di jaajëfal bu baax a baax jërëjëf Aïssata kii yu mañu rapidement rek ñu rappeler comme ñun historien lañu les historiens rappellent rappel nag nu mu teeti yàlla sax ko kii quand il dit dans le Coran zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin maanaam fàttali day jëriñ ñi fekke wutoon wala xamuñu woon tey jii di 14 septembre 2021 day date aussi ñi ngi doon fàttali ay Abdou Aziz Dabakh léegi góor gu baax gu bokk fii ñu nekk presque di kapel Maam Limaamu le 14 septembre 1887 lañ ko jàpp juge ko exilé ko jële ko fii mu dëkkoon yóbbu ko Île de Gorée xam nga nag boo ne exilé Île de Gorée nag da ngay def ne fii rek mais booba nag dem Île de Gorée du yomb ni ñu demee Île de Gorée mu def fa ñetti at ba 1890 ñu door koo libéré mu dellu si waat ci ay bokkam bund xatal boobu ñu ko doon bund xatal da nga koy méngaleeg bund xatal gi ñu doon bund xatal maam Cheikh Ahmad Bamba radio talaanu bon ko jugé exilé ko bu ñu yëgoon ne su dellu see nii muy mel lay mel mu ngeen wotoo duñ ko yóbbu dama dinañ ko bàyyi Mbàkke baari gëm nekkoon mais maam Limaamu c'est la même chose le 14 septembre 1887 la ko tubaab bi jàpp jugé ko condamné ko à l'exil ñoo ko koy exilé ñu ne Gorée ñu yóbbu ko Gorée tëj ko fa
pendant 3 ans ba 1890 ñu libéré ko mu ñibbisi ci ay bokkam ak ba mu ñibbisee ci bokkam dafa yokk dayoom yokk taxawaayam ba tax tey ci tey booy lim diine ci réew mi mais boole ko ci parce que lañ ko bañaloon ak moom la mu bëggoon moom antu en tout cas fàttali bi am na solo professeur Mbaye Thiam ñu koy jaajëfal bu baax a baax Papa Alioune Sarr jërëjëf et à demain. À demain inchallah. Alors di jaajëfal toute l'équipe technique toute la production ak toute la rédaction de Immédiat leen jox rendez-vous inchallah suba ak jàmm ci beneen numéro.